asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ni ñooy faral di suivre les programmes de seen télévision Khass TV tey nag si seen émission bi nga xam ne moom lañ tuddee yaatal géew bi ñu jàkkaarloo ceeg koo xam ne ji kenn dutu ko présenté ci langue politique gi di Cheikh Bamba Dièye di doomu Ndar comme ñi ñu ko bëgg ñu leen koy woowee tey nag moom la ñu jàkkaarlool fas yéene dox suñu diggante ay laaj ak tontu yoo xam ne ji liñ koy doore rek balaa boobu dañ koy jox kàddu gi mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi. waaw sama sëriñ maa ngi kontaan lool di bëgg si teew gi ma teew ci Khass TV te di wax suñu mbokki Sénégal yëpp yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi yal nañu yàlla defal waxtaan bu am solo bu am maanaa boo xamee ni Sénégal dina si jariñu te dina si yokku. kon gannaaw bañ la dalalee Cheikh Ahmed Bamba Dièye laaj bu njëkk bi rek day jëm ci mbirum politique ci li nga xam ne rek mooy jëm ci nouvelle formation politique bi nga xam ni kii di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall samp na ko ci semaines yi ñu génn yow ban jàngat ak ban gis-gis nga am ci formation bu bees bi ci départ yi ak entrée yi. non xam nga man li nga xam ne daal moom laa mën a gëm te laa jàpp mooy que ni la politique dafa nekk loo xamee ni toogul dafa dynamique day bouger day dem di dellu si ndax tey jii di nga gis ñu ànd ba saa ñu dog ñeneen ñi wuti mais li ma jàpp dëgg mooy gisuma ci stratégie yu ñuy dawal ñoom loo xamee ni dina saxal démocratie. ndax démocratie mooy soubassement wu volonté bi ñu am pour tabax suñu réew te dafa am ay valeurs yu ko war a lal muy gore muy am kàddu muy wéeru ci sa ngëm-ngëm muy téye sa engagement ak am sa vision di ko partager su fekkente ni élite politique yi li ñuy saxal ci bopp nit ñi moo di waaw déet waaw je pense que ni c'est un problème man li ma leen di wax mooy la nga xamee ne moom la sëñ Mbaye Jaxate waxoon sëñ Mbaye Jaxate dafa ni koo xamee ni bu neexee nga ñëw bu naqaree nga daw ku la am amul ku la ñàkkit ñàkkul nee na kuy mer ci sa dem du nit kuy bëgg ci sa ñëw it du nit kon ñun sénégalais yi li ñu war a xam li ñu war a jàng mooy que ni dañoo bëgg réew mu développé dañoo bëgg Sénégal yeewu Sénégal jóg man suma ambition mooy que dañu war a doon d'abord et dans l'immédiat et avec assiduité ak acharnement la première puissance de l'UEMOA jël Côte d'Ivoire teg ko bët te waruñoo noppalu ndaree rawuñu ko te am nañu capacité yi am nañu jumtukaay yi am nañu nit ñi te am nañu énergie bi. Deuxièmement aussi ñu ittewoo saxal li nga xamee ne mooy saxal les institutions de la République ndax réew dafa war a lalu ci lu dëgër. muy ab assemblée nationale bu matat tey jouer rôle am exécutif bu fort tey jouer rôle am justice bu neutre indépendante di àtte diggante yi yooyu ba ko législateur bi dee xalaatu ko woon pour arranger ay préoccupations Macky Sall wala ay préoccupations ñooñu Macky Sall wala yu Bamba Dièye mais daf ko xalaat de manière générale ngir intérêt yi Sénégal ñu mën ko préserver si anam bu mën a nekk lii ma gis nag ñu koy def ñoom jàpp naa ni c'est l'antithèse de la construction d'une nation basée sur les valeurs de justice, d'équité, de transparence. Au contraire, li ñu saxal ci bopp nit ñi mooy gaa yee ñëw leen ñu àndandoo ci jël alal réew mi di ko consommer te dara duñ ci fekk ñëw leen ñu àndandoo ndax bu ñu juboowee suñu biir gaa yi des ci seen biir kër dese seen xiif ak seen mar ak seen ñàkk ku leen taxaw ñooñee dañ naan kon juboo nañu lépp baax na sa reggu bàyyi du la tax a suur reggu ñaari politicien signifiewul ni réglé nañu problème mu Sénégal yi kon nag sénégalais bi moo war a yeewu xam boppam ci mbir mi te ittewoo réewam te xam ni kat dinañ ko wax démb waaye c'est vrai nee na buur moom rangoo ñu baadoo la lay siime cereem. ci loolu demee rebondir ci sa fi nga daane la rek bu ñu jàppee ni ci li nga xam ni gouvernement de transition lañ ko mën a tuddee mais comme ni nga ko waxee dafa mel ni deux camps rek ñoo ko seq à savoir muy le parti APR ak le parti Rewmi yow ban jàngat ngay def ci dugg gi nga xam ni ki nga xam ni jàppoon nañu mooy ñaareel ci élection présidentielle ñu génn en 2019 di Idrissa Seck Ndaamal Kajoor mu ñëw wuy si Macky Sall mu jox ko bopp li nga xam ni mooy maanaam li nga xam ni mooy CSE ban jàngat ngay def ci loolu. awuma ci commentaire ndax jàpp naa ni ñi nga fi tudd ñëpp ay mukallaf lañu li may wax mooy na sànq lañ topp ñu diwoo suukar il faut que sénégalais yi nag jàng ci histoire bi jàng ci ni doon nañu wax benn mbir ba seeg saa ñu teg ko ci suuf di wax contraire ba doon nañu dig sénégalais yi ni dinañu def transparence reddition des comptes
jël la patrie réew mi jiital ko ci intérêt yi parti yi mais te defuñ ci dara loolu aussi il faut que sénégalais yi takk téye gisuma transition ndax amul transition vers rien lii du transition au contraire c'est une autre manœuvre politicienne boo xamee ne dañu koo bëgg a samp ngir teg si suñu ndodd loo xamee ne bu ëllëgee ngor du ko nangu loi réew mi du ko nangu et aussi stabilité réew mi du ko nangu ndax damaa jàpp ni ci fi ñu bokk ci opposition bi ñun ñëpp ñoo daan waxandoo ni lii di HCCT lii di conseil économique social et environnemental ñaari structure loo xamee ne fii Sénégal toll ak ñàkk gi tar gi ni mu mel ci réew mi mënoon nañ ko néganiku ba jamono neex ma ni leen remplacer leen kan ak par un institut national d'études stratégiques boo xamee bu ngeen économiser 20 milliards bu ngeen jëlee ca benn ba def ca 1 milliard sax mu doxal ko te moo koy ëpp njëriñ foofu ndax ay experts ak techniciens ak nit ñoo xamante seen xam-xam ràññeeku na ci domaine yi ñu leen di soxlaa rek a fay nekk et ce sera plus sérieux ndax nit ñi dañuy xam ne ay paroles d'experts la du ay kaddu politiciens wala ñu ñuy caser defuñu ko tey jii nee na ñooy ay waleen union nationale mais je vous rappelle que ni dañu nekk ci république nekk ñu ci simbu bu tas république mooy ay règles ay cadres organisation ay cër yu leer yu ñuy séparer ku nekk yor sa wàll ñu ne pouvoir bu nekk moroomam moo koy équilibré moo koy yemale te loolee lépp amul ndax bi ci gën a ndaw moo di que ni l'espace national de dialogue républicain muy l'Assemblée nationale dañ ko fa teg na yekk bu naqari xëy suba ñaan dañuy wootal seen ay gouvernement ak yéen journalistes yi pour di def ay séances yoo xamee ni bañ nañ ko def biir Assemblée nationale maanaam dañuy am ay règles am ay loi voté ko ba pare jël ko fa teg de côté di def nu ñu neexee bu ñu defee lu ñu neex ba mu ëpp ñu sifflé ne gars yi nañ dialogué mu mel na ni on est dans une république sans loi sans rien boo xamee ni la loi mooy dialogue est-ce que loolu sérieux na pour yow. mais loolu ci côté boobu monsieur Bamba Dièye est-ce que tamit la faute incombewul seen côté opposition bi comme ni ñu koy waxee da ngay bàyyi ba jaan romb ngay dóor ci watit ba du am sens est-ce que yéen il n'est pas grand temps ngeen jël tamit seen engagement sur ce côté-là. mais non moo tax ma ni la mooy réeral yi ñuy réeral nit ñi nit koo xamee ni am nay fulla yi. mais attends tuuti ma leeral rek. nit koo xamee ni muy opposition bi am na fulla bi far jotee mu daw pouvoir daw xaalis ba dem dugg fa mu gën a metti toog fa. amul dara jàppul ci dara lu dul pas-pas ma engagement o mais car encore kañu doy na sëkk pour wane ni kii démarqué wu na par rapport au pouvoir ki nga war a interpeller kañ mooy man ak yow mooy citoyen bi il faut que ñu arrêter di jàppale tooñkat yi il faut que ñu bàyyi di layal ku jarul layal il faut que ñu bàyyi di justifier cause koo xamee ni ci tooñ ak truandage rek la teg activité am yépp loolu moo yàq réew mi la question de fond mooy que ni bu élection yi passé ba ñu tànn président de la république fonctionnalité wu démocratie boo koy laaj opposition da nga koy laaj ku yoonam nekkul ci mbir mi transparence boo koy laaj opposition da nga koy laaj ku yoonam nekkul ci mbir mi ça veut dire que ni le citoyen manque de courage et il manque de sérieux parce que tey jii boo xasee ba fal nit nga muy commencé di def lu ko neex nga ni yéen opposition bi lu ñu dal yéen ñu ko dal c'est que c'est pas sérieux il faut que ñu wax ak sénégalais yi dañoo fal nit pour mu doxal réew mi bu réew mi paane duñ ko laaj opposition dañ koy laaj Macky Sall ak ñi mu àndal arrêtez di laaj opposition bi lu si yoonam nekkul ndax kat dañuy def de mën nañu wàññi ba fukk li gars yi def dem transhumé yi dem lekk alalu réew mi dafa nekkul suñu option nekkul suñu choix moo tax ñu bañ ka mais il faut que ñu reconnaître li ñu taxawee c'est am na si suñu biir ñoo xamee peut-être amuñu dara mais am na si identité remarquable ci biir opposition bi yoo xamee ni tey jii Macky Sall bu leen amoon benn tànk lay feccee ñooñu il faut que nit ñi jox leen mérite ak respect bi nga xamee ni moom la ñu am droit te nit ñi aussi bàyyi seetaan bi te wëlbatiku jàppale leen may leen doole parce que affaire bi carte rek ko koy dindi wa ilaa ñu dem ci reyante te reyante gënul te kenn ñaanu ko yàlla ci réew mi nga la waay nañ ku nekk jël sa responsabilité nañu bàyyi bu Macky Sall defee tuuxi duuna wala gouvernement au Sénégal def tuuxi duuna ñuy naan opposition bi suñu yoon nekk si ndax yorewuñu kopparu kenn les 4500 milliards et quelques c'est entre les mains du gouvernement du Sénégal
buñ ci priorité dugal que fuñ ci amul benn njariñ c'est pas la faute de l'opposition c'est la faute du gouvernement du Sénégal suñu ndóolee ba tey jii xale yi liggéeyuñu ba jàq ba jaxasoo ba xëy suba dugg si gaal yi ni hey paa yi yéen gedd nañu réew mi ndax joxalu leen ñu liggéeyu leen ñu dimbaliwu leen ñu c'est la faute du gouvernement parce que wax dañ koy ñeme te dafa war a leer loolu mooy defar réew mi waaye nag bu problème amee au lieu ñu wax mbir ma ñu ne lu ñu dal yéen opposition bi ñu juboo bu ñu juboowul dafa tere Macky Sall di def li ko neex lan mooy seen problème si juboo opposition bi yéen seen préoccupation dafa doon seen alal yi ñuy tojee comme ni booy yi waxee alal yi ñuy tojee nañ dem ñu lijjanti loolu jaay doole gi ñuy jaay doole ci réew mi nañ dem ñu lijjanti loolu te loolu loxo ñi nekk ci nguur gi ndax ku commandé wul police doo dóor kenn ku commandé wul police doo yóbbu nit kenn kaso ku commandé wul ministre du budget doo jël alal réew mi du ko dugal fenn ku organiser wul marché doo sàcc doo corrompu doo corrupteur il faut que les gens soient un peu plus sérieux ndax Serigne Touba dafa ni ku sa bopp di metti ngay faj sa tànk bu yàggee di nga am feebaru bopp ak feebaru tànk dañoo am feebaru xol bu mag a mag opposition bi di feebaru xol bi mooy pauvreté corruption retard chronique incapacité de prendre en charge nos priorités ñu bëgg ko fa bàyyi di toppatoo weewu dagg bi mooy opposition bi allons-nous régler xol bi nañu àndandoo ñun ak opposition bi ak citoyens yi ñu dox liggéey wax jàmmaarloonte ñi ñu war a jàmmaarloonteel ñu xam ne ay nit njaay lañu duñu ay jaam duñu seeni ay surga ils sont au contraire au service de la République et des citoyens donc obligation leur est faite d'être au service des citoyens de la légalité républicaine du respect de nos institutions et du respect des cadrages yi nga xam ne moom la ñu tëralee réew mi loolu moom la citoyen bi war a ittewoo bàyyi leen opposition bi yàbbi leen may leen jàmm te ngeen wax ñi nga xamee ne lu leen dal ñoo leen ko teg. loolu xam nañ ni li nga wax ni peut-être sa gis-gis la mais am na laaj boo xam ne dama la koy laaj dina soxal loolu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan mu jëm ci ëllëgu opposition bi parce que ñun ñëpp xam nañ ni Idrissa Seck mi ñu yaakaaroon ni moo war a nekk chef wala si sama gis-gis moo war a nekk leader opposition parce que mooy deuxième si élection yi ñu génn c'est normal ci logique bu ñu ko waxee ki nga xam ni tamit mooy Sonko jot na tas na dem génn na ci ñi nga xam ne tamit ñoo féete ci wàllu coalition Benno Bokk Yaakaar ñi ci xew yëpp xam nañ ko est-ce que loolu bu fekkee am na ci radicalisation bi nga xam ne moom la ñuy wax ëllëgu opposition bi yow nan nga ko gisee. gis nga lii nga wax nag d'accord naa seeg yow bu ñu nangoo ni les responsabilités wu nguur gi la ñu nangu nag ñun suñu responsabilité en tant qu'acteur politique ci li nga xamee ni waroon nañ ko defuñu ko fa ñu waroon taxaw te taxawewuñu ko. muy leçon yu mag yi nga xamee ni ndax ça ne sert à rien di pointer du doigt citoyen bi ba pare fàtte ñun suñu bopp politique yi am nañu une part de responsabilité bu rëy ci ni réew mi mel ak si nit ñi gisee politique loolu laa jàpp ni moom la ñu war a corriger bi si njëkk mooy ñu fexe ba confiance dellu si waat entre ñun acteurs politiques yi source de l'opposition ak citoyens yi li ñuy waral mooy ñu sérieux ñu bàyyi jëfi daaw yeeg bërki daaw yi nga xamee ne ku nekk day xool midi à ta porte ñu dox bu sincère sans calcul mais logique ndax ku nekk xam nga ku nekk sa morom fu mu toll ci xolu sénégalais yi ñu nangu li yàlla def ci nit ñi ku yàlla jox cër ñu jox la cër googu te bu ñuy waxtaan ñu nangu la jox cër googee yow mi yàlla jox cër tamit nga amul yërmandeku bi yaatu ba bañ a jël waabale lépp dem sa yoon. C'est cette responsabilité et cet équilibre-là moom la ñu war a am ñu ittewoo nag préoccupation bu sénégalais yi bàyyi querelle politique yi bàyyi wax jee xuloo bi bu dul jeex bu amul benn njëriñ suñu ay analyse suñu ay jëf suñu ay yéene yépp dañ ko war a focaliser ci lan la ñuy defal sénégalais yi nan la ñuy génne Sénégal ci situation bi nan la ñuy taxawale pour indi engagement yu bees yoo xamee ni moi je trouve que c'est important que politicien bu nekk surtout de l'opposition def engagement solennel si ni moom bu taxawee dina reyante pour méritocratie dellu si dina reyante pour que reddition des comptes dellu si dina reyante pour que la certitude de la sanction ñëw dina reyante pour que nga xamee ni képp koo xamee ni dans tes fonctions publiques yaa ngi ciy fen wu leer nañ pour lëndëmal sénégalais yi ñu àndandoo ñu ñëpp xeex la ba nga follee ko il faut qu'on reconstruise le substrat sur lequel moom la ñu war a taxaw ndax am na mag bu baax
di un acteur politique majeur bu ma fonk lool di le doyen Mamadou Ndoye day wax toujours naan il faut que ñu changer la culture politique et les partis politiques loolu nag boo ma ko joxañee man la wax nga dëgg ñun politiciens yi bala ngay digle sangu yaag ci war a jiitu la culture politique ñun ñoo ko war a changer ñoo war a refuser bu ñu nit ñi ne kaay leen ngeen jox ñu xaalis bu dul jeex boo xam ne wér na ni ci alalu réew mi lañ ko jël il faut qu'on ñu am courage bañ loolu il faut que même bu ñu see nit ñi day sanctionné mu am nit ñoo xamee ne dañuy jël seen martyr jël seen sacerdoce assumer ko et je pense que ni sénégalais yi signal yooyu la ñuy xaar ils ne sont pas dañoo découragé c'est vrai mais bàyyiwuñu seen réew ñu ngi xaar di déglu nit ñi ak nit ki nga xamee ne bu jógee taxaw wax ñu xool démbam ak teyam gis ni kii kat li muy wax lu wér la ci moom li muy wax moom lay dund xaarul ba tey di ko wax jëfi démbam bu ñu ko seetee loolu la jëfi teyam bu ñu ko seetee loolu la kon mën nañu am yaakaar ne bu ëllëgee tamit bu ñu ko dénkee dara dina ko téye noonu c'est ça notre combat nous dans la responsabilisation la nga xamee ne moo yàq ci réew mi ñun sénégalais yi nañ ko joxoñ gouvernement bi li nga xamee ne nag moo war a tax ñu am confiance ci acteurs politiques yi ñun politiciens yi nañu defaraat suñu toogaay à l'intérieur de l'opposition comme Macky jël na ña nga xamee ne ñoom la gën a jege ñi ci des ay opposants lañu jusqu'à preuve du contraire kon nag comme am nañu identifiant nañu góorgóorlu dox ci loolu am nañu identité bu ñu boole ñu àndandoo liggéey pour mën a samp dara ci réew mi. question bi ñuy jeexalee rek moo jëm ci li nga xam ne rek Olof Ndiaye neen lu dafa di wax di ay ni jàmbat te ko kenn mënta wax politique te boole woo ci social muy Covid 19 bi coow li bari na mu nekk loo xam ne dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko fi indi mu jëlee ko ci àdduna bi yëpp laal na àdduna bi laal Sénégal laal gu metti ba deuxième vague bi ñu ngi koy lam-lamee ba tax ñu jël ay décisions fermes ci lu jëm ci suñu mbokk artistes yi. te ku wax artiste xam ni am na lu muy représenté ci réew muy culture nga xam ni mooy yóbbu réew fu nekk ci àdduna bi kon ñooñu bu ñu jëlee benn décision ci fin d'année bi ñu jub ko ñun leen du fi amee yow en tant que acteur politique en tant que koo xam ne ci tamit côté social maîtriser nga ci lu bari ba jàngat ngay def ci décision bi nga xam ni kii di Félix Antoine Abdoulaye Diome jël na ko. xam nga situation exceptionnelle bu amee foog mu am ay mesures yu exceptionnelles tudd nga Covid bi. te yow ak man ak sénégalais yi ak gouvernement bi xam nañu suñu jàmbaare taxul ñu mucc si yërmande yàlla ak aar gu yàlla aar réew mi moo tax na mu waroon garaawee ko ñu ngi ñaan nag mu continuer noonu ndax deuxième vague bii ak laxisme bi ñu àndal ak ni ñu bàyyeeg suñu loxo yal na yàlla defal sutura réew mi dolli ñoo sàmm parce que lépp mi ngi ñuy indiquer ni bu ñu sàgganee tuuti ci catastrophe bu jiggi dayoo la ñuy dugg. te nag bala nga naam ne fa sama mbokk artistes yi sama mbokk liggéeykat bu mu mën a doon lu waay di liggéey tey jii amuloo ko bu ëllëgee mën nga ko dabaatal bu fekkee yàlla bàyyi na la ak bakkan bi la priorité mooy bakkan bi yow si jaambur bi nga xamee ne sàggan na ba jël feebar bi ñëw wàll la ko ak yow mi nga xamee ni yaa ngi ko am mën ko wàll jaambur ak yow mi nga xamee ni yaa ngi def sa kéemtalaay kattan di def say mesures barrières di def lépp li nga war def pour bañ see dugg je pense que ni responsabilité ku nekk la ci mbir mi xam nga opposant baaxoowul yenn saa yi di ànd ak gouvernement mais mënees naa nangu ni situation bii ñu demee nii mépp mesure de souplesse bu ñu amoon il faut que ku ñu mayoon liberté da nga war a pare pour ñàkk liberté googu damay wax nag te sama réew moo tax may wax il faut que ñu préparer wu pour bu ko laajee condition yu gën a drastique ya ñu nekk woon kenn ñaanu ko kenn waaye bu demee ba mu laaj nga la waaye nañu ñaqu te pare pour téye suñu bopp discipliner suñu bopp taxaw loolu defaluñu ko Macky Sall defaluñu ko gouvernement wam suñu bopp lañ ko defal suñuy njaboot lañ ko defal dañoo bëgg bu ëllëgee ñu toog ak fii suñuy doom yàgg fi loolu ànd ak wér yàgg leen tette yàgg leen dimbali te nag loolu it lu mat a sóoraale la ndax xoddiku bala ngaa lakkale et je pense que c'est extrêmement important que situation yi bu amee ñu def nank ndax kii dafa sew lool ba nga xamee lii ñuy wax sax naan vaccin bi tey jii boo dem ci àddina ci tubaab yi ñu bare ñu ngi daw di bañ naan vaccin ba ma vacciné wu ma mais man ci sama wàllu bopp bëgg naa aussi gouvernement wu Sénégal ak ministre bi nga xam ne moo yor wàlla wér-gu-yaram gi bu fi vaccin ñëwee nañu wane ni ñoom ci seen bopp ñoo njëkk a pare pour ñu ñaq leen
na président de la république ci kanamu télévision bi taxaw ñu ñàkk ka pour mu wér na sénégalais yi ni joxe na label bi pour que mbir yi ndax kat njiit dafa am lu muy jariñ bu fi kenn taxaw naan gars yi ñàkku leen te fas yéene woo ko def wala fas yéene woo ci taxaw fas yéene woo ci yóbbu sa njaboot parce que waxtaan wax dëgg sa la yal nañu yàlla defal jàmm te feebar bi yal na fi gaaw a teel a jóge ba artistes yi talaat seen bopp dem ci seen aar ñeneen ñi tamit talaat seen bopp demaat ci seen aar ndax kenn doxatul kenn liggéeyatul kenn yëngootul fépp la méttee moo tax it surtout à l'endroit du gouvernement ñoom il faut qu'ils prennent en compte aussi li nga xamee ne mooy coono yi s'il y a encore quelques subsides qui restent des 1000 milliards nañu gestu artistes yi jox leen lu ñu jàpp ndax kat metti na yow bu fekkente ni fête moo tax si nga daan di dund tabaski korité ak fête de fin d'année yi si lépp nekkoon dëgg-dëgg bu ñu ko tëjee jaaxle doo tàbbi na te alal nag du faj dara lu dul gàcce nañu góorgóorlu jël ci alalu réew mi lu war a tax ñu dekk ci seen loxo ba ku nekk dem toog ndax toogkat mooy suñu njariñ toog mooy suñu koom-koom bàyyi taxawaalu bi mooy suñu intérêt alors nañu def mesure yu inciter nit ñi pour ñoom ñu dem spontanément ci toog boobu def naa ne mooy li gën. voilà kon Cheikh Bamba liñ cëraloon ci waxtu wi jeex na léegi lan ngay tàggatoo mbokk téléspectateurs yi lay seetaan. xanaa rek yal na leen seen turu wuy ndax xaas moom mooy loo yootu jot ko te loo yéene mu yegg si yal na leen ko yàlla defal te yàlla aussi yaatal ko ba mu yegg si suñu Sénégal gii te yàlla dimbali suñuy njiit ba ñu xam ban réew ak yan nit la ñuy diriger ndax sénégalais yi kenn gënu leen ndax mën nañu xajoo modd kilifa gu nekk ndax xoolal dégâts yi fi kilifa yi def rek ak tolof yi ñu indil de 1960 à maintenant te terewul ba léegi ñu ngi joxe cër te bët bu rusul toj na waaw nañu góorgóorlu yal nañu yàlla dimbali ba defal ñu ay njiit yu am maanaa yu am yërmande te yu ittewoo liggéeyal Sénégal mais nag sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi. macha allah ñu koy sant di ko gërëm Cheikh Ahmed Bamba Dièye la ñu dalaloon tey seen biir émission yaatal géew bi ñu amoon mbégte ak bànneex doon jàkkaarloog moom ci li nga xam ne rek moo jëm ci doxalinu réew mi waaye tamit ci tolluwaayu réew mi di am yaakaar suñu mbokk yi ñuy seetaan li fi ruuse nii kàddu bàyyi ko ci moom dana am solo lool ci dégg-dégg waaye itam di ko jëfee. ñi ngi sant ñëpp di sant surtout suñu mbokku techniciens yi caméraman yi ñu àndaloon ak journalistes yi yëpp di leen jox rendez-vous ci beneen numéro.